waaw bisimilah mbokk internet yi ñu seetaan ci Refane TV ñu ngi leen nuyu di leen siyaar bis fi ñu taxaw tey nag xam ne ñu ngi université ñu ngi taxaw nag ak Modou Ndiama ak Mbaye ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy dund fii ci étudiants yi fii lu ñuy dundee fii maanaam étudiants yi jóge Bawol ñëw fii di jàng ñu bëgg a waxtaan ak ñoom maa ngi taxaw ak Pape nag nekk sama wet nii xanaa bu ma nuyoo gars yi ñu seetaan pare jox ko mu ubbi égale lii question yi Pape bisimilah. asalaamaaleykum yaa mbokk téléspectateurs yi. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp comme ni ko Thianar waxee ñoo teew fii tey université Cheikh Anta Diop de Dakar seet si tey sunu président muy amicale des élèves étudiants et ressortissants de Refane ñu bëgg na def ak moom ci benn émission boo xamante ni day wax si AR bi parce que moom mooy le nouveau président Modou Ndiama dañu koy jox mu présenté wu. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di commencer nuyoo bi ci ñi nga xamante ni mooy gan yi ñu fekk si. muy waa Refane TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di wax jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne man maa ngi tudd Modou Ndiama Faye maa ngi dëkk Combelane ci biir Refane la bokk raison pour laquelle ñu tey jii maa ngi mën na Refane laa dëkk ñu jiite li nga xamante ne nii mooy AR amicale des élèves étudiants de Refane ñu ngi jàng université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des sciences et techniques département PC donc tey jii di am mbégte ak contentement di recevoir waa Refane TV fii nii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne ni moo jëm ci AR ndax AR moom comme ni ma koy waxee rek lu jëm ci lool rek dama ciy sawar. te tey aussi tamit di bañ a fàtte di nuyu sama grand Mbaye Seck mi Mbaye Thiaw di kontaan ci moom bu baax di nuyu sama président de la commission pédagogique muy monsieur Aliou Diouf loolu la amoon loo xamante ni moom lay tàmbalee di leen kontaanee bu baax a baax a baax. waa ñun bi ñu seetloo yow Modou Ndiama Faye ñun seetloo na ne yow yaa doon nouveau président bi nga xamante ne nii yow la ñu éli si AR bi. te ban la élève ba léegi yàggagul direegul sax même pas amagul sax 2 mois lan moo doon sa ambition si AR. waaw ñu ngi kontaan bu baax ci question bi di wax ne ñu ngi ma élire le 25 janvier 2020 donc loolu yàggul dara j'espère bien que sax matagul 1 mois ndax le 25 ñëwaatagul kon donc damay ñëw di door a commencer. mais nag dama yaakaar ne détermination engagement moo nekk li nga xamante ne ni ñoo doon suñuy gunge pour que ñu ñëw ñemee laaj wala sañ a laaj li nga xamante ni mooy amicale bi ndax amicale des élèves étudiants de Refane nekkul loo xamante ne ni benn petite association la wala benn petite amicale boo xamante ni da ngay ñëw doo mu nekk loo xam ne lu yomb la xam nañ ne lu metti la mais nag dama yaakaar ne soo ànd ak gëm-gëm ànd ak engagement dama yaakaar ne affaire yi du mujj metti AR nag soo ko gisee tey jii nekk na structure boo xamante ne ni mu ngi ëmb étudiants yi ëmb élèves yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune Refane waxuñu rek li nga xamante ni mooy Refane village mais li ci commune Refane environnement yëpp loolu moo nekk li nga xamante ni mooy AR. tey jii nag ambition yi nga xamante ne ni moom lañ am moo di ne ndax ñun tamit xam nañ ne jamono ji dañ ne ëllëg ndaw mooy ëllëgu réew te tamit ñun tamit war nañu xam ne ñun ñooy ëllëgu Refane parce que c'est l'avenir c'est dès maintenant qu'on travaille pour l'avenir c'est dès maintenant donc nag en sachant ça étant conscient de cela ñun nag jël suñu initiative que ne lii am suñu ngëm-ngëm que ne war nañ ko mën a yóbbu parce que tamit lan mooy AR dafa war a jëriñ li nga xamante ni mooy étudiants yi dafa war a jëriñ li nga xamante ni mooy élèves yi nan la leen di jëriñee ndax soo jógee de Refane nga am bac soo ñëwee université doon gan day xaw a metti dëkkuwaay bi day xaw a metti dund gi day xaw a metti mais nag ñu ngi sant di gërëm mag ñi nga xamante ne nii ñi nga xam ne ñooñu jiitu seen xel dem ci ne dañoo war a ut ab structure boo xamante ne nii dina war a mën a taxaw ndaw yi nga xam ne ñooy jóge Refane di ñëw fii nii léegi loolu noonu ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ndax wax dëgg si yàlla mu ngi contribuer ci ñi nga xamante ñoo nekk fii nii grâce à amicale bi ñu bari
wax dëgg si yàlla am na yenn problème yu doon rencontré fi ne nii dootuñu ko rencontré mais wax dëgg si yàlla jëmale amical bi jëmale Refane kanam ndax tamit buñ koy jëmale kanam dañuy jàpp ci li nga xamante ne nii mooy jàngu gone yi ndax njàng mi nekk na loo xamante ne nii ëllëg dina servir loo xam ne Refane lu kawe suñu jot la loolu moo tax ñu ñëw bëgg ci jàpp am ambition boobu noonu gunge gone yi te tamit nekkul ñun ñëpp ay étudiants lañ comme ñoom mais nag affaire bi moom volonté la rek la donc nag suñu volonté mooy ànd ak étudiants yi gunge leen jàppale leen ci li nga xamante ni mooy tax tamit booy jàng sam xel daa war a dal mais nag doonte nag moom mënul neex mais nag dañu leen jàpp ji ba nga xamante ne ni dina xaw a tane ndax bu tanee rek peut-être dina am loo xamante ni dina am résultat boo xamante ni dina ko aboutir ci affaire yi su fekkee ne kii naa question boobu noonu ñu joxaat la kàddu gi. waaw man d'après man question bi ma lay posé waat dama seetlu bi ni élection yi bi muy waaj damaa gis ne benn candidat rek la ñu amoon muy yow. lan moo waral loolu benn candidat boobu gars yi dañuy bañ engagement si AR bi pour diriger ko wala man nu mu fa dem ba yow nga jël sa engagement proprement nga ñëw déclarer ne man de maa bëgg a doon président de AR te même j'espère que yow mi tu es un membre sur le bureau de l'Assad kon yow ça veut dire que yow tu es un acteur de développement à Refane. waaw jërëjëf kontaan naa si bu baax ci question boobu noonu. ndax man rek maa nekkoon candidat kon donc dañ ma jël rek teg ma ci kaw parce que jour bi nga xamante ne moom la ñu war a def élection yi amut keneen koo xamante ni opposé woon na mais nag dama leen di fàttali tuuti que ne daaw maak Bara Faye ñoo demoon li nga xamante ni mooy élection yàlla dogal ma ñàkk li nga xamante ne nii mooy élection yi donc nag depuis boobu ba suñ jooni tey bàyyiwuma ci parce que man li ma ñor mooy liggéey. xëccoo wala leneen ak leneen ñoruma li ma ñor mooy sama engagement ma wane ko sama engagement wala sama détermination ma wane ko ndax tamit tey ji bu fekkee ne AR moo ñu tax a jóg leneen bu ñu fekkee dañoo dem ñu gañ ñu tamit liggéey mën nañ ko def sans ñu nekk président loolu moo taxoon ma ànd ak monsieur Bara Faye ci liggéey bi nga xamante ne nii moo fi nekk man nag sama benn candidat bi nga xamante ni moom laa doon man je pense que ne peut-être ñu bari danoo gis liggéey bi nga xamante ne nii ak acteur de développement bi nga xamante ni ñu bari nee nañ ma moom laa doon dama yaakaar ne tey aussi tamit ñu yaakaar ne war na maa mën a yor AR bi moo tax ñu bàyyi ko ak man kenn ñëwul di jéem a opposé wala loolu ndax tamit man loolu dama see kontaan. am na nag ñu naan nag noonu bëggewuñu ko woon noonu mën na leen nag wax dëgg si yàlla bu fekkee da nga bëgg a liggéey amul élection amul lii buñ la fa tegee rek na nga liggéey. ñun nag loolu dama yaakaar ne tamit étudiants yi tamit dañoo conscient de cela raison pour laquelle moo tax ñu bàyyi maag affaire bi ñu daal di ci accéder directement sans élection. waaw après élection yooyu man dama seetu ne AR doon na amical boo xamante ne nii ba nu ko fondé ba léegi yàgg na mais danoo gis ne AR chaque année day gën di deltu ginnaaw parce que année yéen passé woon maa ngi rappelé une fois bi Aliou Diop doone président AR benn popularité bi mu amoon si commune bu Refane mën naa ne surtout si bi ko kii dirigé Bara Faye la ngay wax noonu dafa am lu bëri waat loo xamante ne nii dafa manqué waat si AR bi parce que man AR damaa gis ne am na ñi si xamante ne duñu si doon jàpp mais léegi jàppatuñu si te it AR ni ma gisoon ni mu doon dimbale comme ça élèves yi nga xamante ne ñoo jànge si CM bi gisatuma ay baram quoi si CM bi élèves yi pour mu jàppale leen si par exemple comme muy di leen xel di offrir ay livres wala chaque ay fin de fête de décembre ay Pâques muy xel di organiser des cours yoo xamante ni c'est gratuit pour les élèves mais pourquoi pas AR warta mun a defaat bu loolu. waaw merci beaucoup question bi tamit amati na solo loolu laay wax léegi AR bu ngeen gisee wax dëgg si yàlla yàgg nañ ko créer mais bañ ko créer ak léegi mu ngi nekk chaque année rek. doon na am na fu mu toll woon mais fi mu ne nii toll na ci ay dama ciy lancé wàll dama ci profito di jàllale waale li nga xamante ne nii moo nekk ci AR parce que fi mu ne nii ay difficultés yoo xamante ne nii moom la ñuy jànkoonteel loolu nag li nga xamante ne nii moo ko waral comme ni nga ko waxee am na ay bailleurs yoo xam ne ñu ngi ci doon intervenir ñu ngi ci doon bay seen wàll mais jékki-jékki ñëwatuñu ku ci mel ni Asifor bi nga xamante ne nii moo nekk Refane ñor wàllum ndox mi. depuis ba problème ndox bi amee ba léegi ñoom dañ ci rocc seen loxo dañ ci rocc seen loxo te nag rocc boobu nga xam ne rocc nañ ko ci seen loxo tamit indi na amical bi problème yoo xamante ne ni bari na lool
donte mairie bi mu ngi def lépp loo xam te ni moom la man mu ngi joxe subvention bi mais tamit des na ba léegi nii. waaw li nga xamante ni nag mooy wàllum wàcc daal di dem ci CEM ba jàppale gone yi loolu dem rek maag sama président de la commission pédagogique ñoo àndoon dem nañ CEM dem nañ lycée si CEM bi lycée bi sax benn la dugg nañu waxtaan nañu gone yi programme bi établir nañu ko. établir nañ li ñu war a liggéey ak ñoom lépp ñoo gane yi waxtaan nañ ci ak madame Coly le proviseur ak monsieur Faye le censeur même sax dem nañ ba nga xamante ne ni dem nañ Cheikh Rep ak le principal monsieur Thiam waxtaan ak ñoom liggéey bi nga xamante ne nii ayer mu ngi ko doon def ci digganteem ak élèves yi incha allahu rabi dinañ ko continuer lépp luñ ci mën dinañ ko ci def bu soobee yàlla. même comme man sama question bi nga xamante ni dañuy am ay candidats ñu jëm si baccalauréat yi yéen étudiants yi surtout ressortissants yi ngeen xamante ne ay étudiants ngeen ban taxawaay ngeen war a mën a encadrer booy ngeen xam ay candidats la ren parce que mën nañ tamit li nouveau lycée bu bees la kon ça veut dire que am na dinañ soxla yéen dinañ soxla seen aide daal si gën côté parce que ay nouveau amoonu baran yoo xamante ne nañ xel di def ay exercice wala du seen exercice yoo xamante duñu ko defee du am kenn koo xamante ne dina leen mën a surveiller ne leen lii nii la wala nii parce que ñoom doon leen fa kon mën naa ñooy la première génération si établissement boobu yéen nan ngeen war a mën a soutenir candidat yooyu. waaw li nga xamante ne nii mooy wàllum candidat yi même sax keroog démb monsieur le censeur wax nañu ko ak madame le proviseur wax nañu gone yi nga xamante ñoo nekk terminal c'est la première fois kon donc war ngeen ci jàpp. mais nag loolu incha allahu rabi dinañ ci jàpp parce que xam nañ lu mu doon jaar nañ fi ñu ngi université tey jii te nag université bala nga fi dugg da nga am bac kon xam nañ li nga xamante ne nii bac moom la métti goo xamante ne nii surtout bu ko ab CEM di door a am loolu moo tax programme bi nga xamante ne nii pédagogiquement moom la ñu tëral bokk na ci jàppale leen ci seen wàllu defal leen ay fascicule jox leen ko. bokk na ci cours de renforcement pendant les fêtes bokk na ci aussi defal leen li nga xamante ni mooy banquet philosophique te incha allah rabbi monsieur Thiaw wax nañu pour ñu dolli ci li nga xam ne mooy banquet littéraire comme wàllum am na fa benn club bu ñu naan CLAP incha allah rabbi mën nañu jaaree foofu noonu tamit defal leen ci li nga xamante ni mooy wàllum littérature et cetera parce que tamit dinañ ko soxla li nga xam moom la ñu fas yéene ci ñoom incha allah rabbi mooy. la première fois tamit ñu am loo xamante ne nit musu ko am muy 100% au bac ci mu nekk ay université vraiment mu nekk 100% taux de réussite vraiment loolu lañ leen di souhaiter te ñu ngi leen di ñaanal de passage yal na leen yàlla jàppale may leen bac vraiment mu nekk loo xamante ne luy seddu xol la bu soobee yàlla. waaw tamit damay soulever beneen question par rapport ak AER parce que wax nga ko léegi AER am na yenn bailleurs de fonds yoo xamante ne ni duwaloon na seen loxo surtout Asifor sax laay wax. mooy mën na ne depuis scandale bi amoon 2018 ba léegi AER mu ngi dund ay difficultés yoo xamante ne nii yu doy waar la surtout parce que tey jii bis boo nekkee Refane mënoo koo xam mais bis boo ñëwee fii si seen AP bi nekk fii Fass nga xam ne étudiants yi ñu ngi dund d'énormes problèmes parce que mën naa wax ne ñoom daal seen loxo doonu koo génnee pourquoi pas Refane xam na ne AER lii bi Asifor génne na si loxo pourquoi pas diaspora bi warul tam mën a jàppale Refanois yi. waaw merci beaucoup. dinaa ci profité jàllale li nga xamante ni moom la AER di dund en ce moment nekk na ci difficulté yoo xamante ne ni yu metti la en commençant ci li nga xamante ne nii mooy appartement bi ndax ñun am nañ fi ab appartement boo xamante ne nii wax dëgg si yàlla at mi ñu ngi koy fay 1,8 million pour location bi kese bëgg teg ci li nga xamante ne nii mooy ndox mi ak li nga xamante ni mooy courant bi li nga xam ne chaque 2 mois lay ñëw chaque 2 mois li ñuy dépassé ci courant bi ak ndox mi dina dépassé 100 000 loolu nekk na situation yoo xamante ne nii yu metti la yu méttee te nag ba pare nga bëgg koo boole ak bëgg di def ay dons de fascicule bëgg di def ay fourniture bëgg di def ay dons de ticket ndax tamit xam ngeen lekk gi fii ni ak ni muy demee metti na lool fii ni wax dëgg si yàlla AER am nay problème
ñu ngi leen di woo yéen bailleurs yëpp képp koo xamante ne ni bonne volonté nga mën nga ci jàpp ñu ngi lay woo surtout la diaspora ndax xam ne kat dañ ne ëllëg ndaw mooy ëllëgu réew. léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ñu ngi leen di woo pour ngeen jàpp ci parce que tamit dañ ne booy jàng am xel mu dal da ciy baax booy jàng ñu ne esprit sain dans un corps sain kon yow déjà dëkkuwaay bi ak li nga xamante ni moom ngay dundee day joué ci bu bari ci li nga xamante ni boo demee ci école bi moom nga fay nekkee ndax tamit bu fekkee sa tëdduwaay demewul noonu sa dund demewul noonu sam xel dina desee daal ba nga xam ne di nga mën a concentré wu bu baax a baax tamit encore une deuxième fois ñu ngi leen di woo képp koo xamante ne ni mën nga ci jàpp ñu ngi lay talal suñuy loxo pour ngeen ñëw jàpp ci parce que tamit wax dëgg si yàlla li ñuy dund fii nii métti na lool surtout li nga xamante ni moo recul bi nga xam ne ni moom la bailleur yi def muy waa Asufor te wax dëgg si yàlla duñ leen ko xool ndax tamit problème yi fi am ci wàllum ndox mi gis nañ ko wax dëgg yàlla gis nañ ko su fekkee sax sa waay dina ma ko permettre mën na ma ci am tuuti loo xamante ne nii war naa ko ci indi parce que tamit AER war na ci taxawaay boo xamante ni ñu ngi ci démarche yi ndax Réfane dama yaakaar ni ñu toll wàllum ndox rek waru leen mën a jaxase bi tina Sénégal lañ nekk te Sénégal wax dëgg yàlla pays démocratique la am na yoo xamante ne nii le consensus moom moo koy defar consensus nañu toog autour de table ñu daal teg li nga xamante ne ni mooy problème bi ñu régler ko une bonne fois pour toutes parce que tamit ay mbokk ay ñi nga xamante ne ni ay doomu aadama lañu ay jullit dama yaakaar ne benn problème rek warta ñëw andi fa problème boo xam ndax tamit ndox dafa nekk loo xamante lu mënta ñàkk ci dund gi la kon su amee problème day impact ci li nga xamante ni mooy Réfane te Réfane ku ko laal rek dama yaakaar ne ñun jeunes yi dañ koy yëg te xam ne ni ëllëg ñoo ko war a mën a téye ñoo ko war a mën a sàmm ñoo ko war a mën a saytu maa ngi leen di lancer appel boobu noonu vraiment Réfane waa yëpp ñu ngi leen koy jox di wax ne aussi tamit loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. waaw proporaat beneen question ça veut dire que parce que gars yi dañuy umple ne du ne AER dañuy foog ne école français bi rek moo tax te franco-arabe bi parce que depuis loi ba président de la république boobu 2016 bi mu ko dugalee ba léegi généraliser école yi kon ça veut dire que léegi franco-arabe yi ñoo français bi benn la te mën nañoo remarquer ne depuis franco-arabe bi tamit problème bi mu ngi gën a mité si franco-arabe bi nu ajouté woo si appartement bi kon foofu war nañ fee mën a lancer appel tamit ne leen conditions yi ñuy dund fii war nañoo même su fekkee ne war nañoo mën a utaat beneen appartement war nañ koo mën a def yow loo si xam. waaw li nga xamante ni tey jii ci loolu noonu dama ciy profité waxaale programme bi nga xamante ne nii moom la ñu tëral ndax tey jii bokk na ci li nga xamante ne nii mooy suñu mébét suñu ko mënee am dañ naan dans la mesure du possible su fekkee mën na am ñu amaat beneen appartement. ndax appartement bi fu mu ne nii la fa dëkk ci aw nit bari na lool ba jéggi dayoo tamit ndax tamit ab benn appartement boo xamante ne nii ñetti néeg la ñetti néeg benn douche ak benn waañ ak benn couloir boo xamante ne nii xaw na yaatu tuuti ñu bëgg faa def ay nit yoo xamante ne nii presque romb na ñeent fukki nit loolu nekk na loo xam situation yoo xamante ne nii metti na lool. kon donc loolu noonu bu fekkoon mën nañ ko am yéen tamit wax dëgg si yàlla yaakaaruñu ko kenn ci lu les bonnes volontés de Réfane ñi nga xamante ne ñi ñooy dimbali nit ñi tamit wax dëgg si yàlla ñu ngi soxla seen dimbal ci côté boobu noonu bokk na te aussi tamit suñuy mébét ndax tamit léegi da nga wax ne wàllum franco arabe bi ndax tamit boo demee appartement arabisant yi bari nañ fa keroog dem bi ñuy descendre sax CM lañ dem ak lycée dem Ndereb mais incha allahu rabi dina am jour boo xam ne nii dañ dem fa nga xamante ne ni mooy Al Azhar ba dañ dem aussi tamit seemu réew maawo Al Azhar ba dinañ dem waxtaan ak ñoom parce que tamit lépp ci biir AER la képp koo xamante ne ni élève nga amul école boo mën ci doon ak amul loo mënti jàng na nga nekk élève wala étudiant yaa ngi ci biir li nga xamante ne ni mooy AER tamit su ma continuer ci li nga xamante ne ni mooy programme bi comme wàllum appartement bi dinañ ko soxla dinañ soxla lu mel ni ay don de ticket ndax tamit dund gi fii nii xam nañ ko ndax tamit wala buñ commencé ci wàllum pédagogique mi ki nga xamante ni moo ko jiite moo nekk nii du ma bàyyi may wax loo xamante ne ni peut-être nekkul ci programme bi ndax li nga xamante ne ni moom lañ prévoir dama yaakaar ne pédagogique bi sax waa Réfane ñi nga xamante ne ni mooy xale yi nekk fële ñoo ci jiitu ginnaaw bëgg nañ leen defal ay fascicule jàpp ci seenam njàng gunge leen ci defal leen ay cours de renforcement
te cours de renforcement day laaj tamit ngay dépenser lu bari bari ci fichier ak série yi nga xam ne mu ngi ak déplacement yi ngay def bokk na ci tamit li nga xamante ni moom lañ bëgg a def moo di ne dinañ leen utal ñoom ñëpp kenn ku ne fascicule ci dans la mesure du possible buñ ko mënee fascicule boo xamante ni te bëgguñu rek mu doon benn fascicule boo xamante ni nii benn fascicule lay doon ndax tamit matière yéen fay jàng bari na yaa am nay anglais am nay maths am nay PC am nay SVT am na histoire géo te loolu lépp très bien loolu lépp boo ci bëggee ku ne bu ne nga wut ci ab fascicule ab livre day xaw a dee bëgg nañ aussi tamit jàppale ñi nga xamante ni mooy ñi nekk bac ñi nekk ci terminal bi suñu amee bac ñu accompagner leen pédagogiquement ci soit d'orientation yi jàppaleen aussi ci li nga xamante ne ni mooy inscription pédagogique yi loolu dama yaakaar ne mooy domaine pédagogique bi nga xam ne pare nañ pour defal ko li nga xamante ni mooy élèves yi tamit dinañ leen primer ñi nga xamante ne ñoo ko mérité ñi nga xam ne ñoo jiitu ci seen classe yi dinañ leen jàppale defal leen ay prime te nag loolu moom duñ ci bàyyi fenn al azar ak fépp lañ ciy boole tamit bu ñu ñëwee fii étudiants yi nañ leen jéem a accompagner ci li nga xamante ne ni mooy wàllum ay fascicule aussi jàppale leen ci aussi ay cours de renforcement jàppale leen tamit ci li nga xamante ne ni mooy seen njàng mi fii nii ndax tamit affaire bi yombul am na yéen ñoo xamante ni mooy yoo xam ne ni pour ñu accompagner ñu encadrer leen lu mel ni ay cours de bu ko ñun ñi nga xam ne ñoo jiitu buñ ko deful ñeneen du ko mën a def te loolu tamit day demande ay moyens yu bëree bëri xam naa tamit maa ngi guddal ci programme bi ndax programme bi li nga xamante ni tey moo fi nekk bari na lool xam naa peut-être dañuy jox sa waay rek pour bañ a anticiper li nga xamante ni nii mooy question yi. nouveau bachelier yi bés bu na amee seen bac ñoom du ñuy am ay problèmes yoo xamante ni pour l'orientation parce que dañuy dem di côté waat ñeneen ñoo xamante ne nii duñu bokk si AR bi wala une fois nu ñëw seen premier jour si université bi ñoom duñu xam fa la ñuy teg seen tànk te du boobaa dama yaakaar ne man loolu négligence su AR bi la parce que yéen ni ngeen war a encadrer nouveau bachelier yi si cité bi moom man rafetlu ma ko quoi. waaw question boobu tamit question la boo xamante ne nii en ce moment ñu ngi dund lu ñu mel parce que y a des étudiants ay ñoo xamante ne nii am nañ bac ba pare ñu ngi orienté guñ leen envoyé nañ ma message te maa ngi ciy dox li nga xamante ne nii maa ngi ko mën. peut-être nag nit ñi ñi nga xamante ne ni ñooñu moo lañ doon accueillir peut-être desoon na ñun nag ndax tout travail rek c'est une continuité dañoo ñëw rek pour continuer léegi nag loolu lépp ñu wax dëgg yàlla étudier nañ terrain bi. du lay laaj yow sa programme si un an yi nga xamante ni moom nga fas yéenee dérouler AR bi yow lan nga fas yéenee apporter AR bi ak fan nga ko jëmee fan nga ko jëlee ak fan nga ko jëmee. merci beaucoup. kon loolu dama yaakaar ni ci la ñu war a mën a tëjee donte laal nañ ci ay quelques points ci biir tey li nga xamante ne nii mooy suñu programme ailleurs fi mu ne nii ci ay problème yu métti lañ ko fekk ndax suñu waxee dëgg rek kees gi bi ñu fi ñëw fekkuñu fi dara te tamit li ñu war a def ci programme xaalis dëgg moo koy def ndax tamit bu ñu commencé ci wàllum dëkkuwaay mi wax nañ appartement wax nañu waaye dëkkuwaay yi nga xamante moo fay dem parce que appartement bi condition yi mu nekk métti na lool. suñu jógee foofu war nañ mën a jàppale étudiants yi ci biir université bi ci seen système njàng ndax soo paree fële da ngay ñëw daal di dugg ci mi nga xam te mooy université mooy wàllum njàng mi ndax dëkkuwaay bi njàng mi te tamit aussi tamit pare nañ pour accompagner aussi toutes les universités muy université virtuelle muy université de Bambey Thiès UGB Ziguinchor yëpp te ñu ngi ciy def ay démarches vraiment tamit suñu ambition bokk na ci lan regrouper toute la jeunesse réfanoise ci benn structure muy fan muy AER amicale des élèves étudiants de Réfane bokk na ci li nga xamante ne sama ambition la bokk na ci sama ambition muy contribuer à hauteur de nos forces ci li nga xamante ni mooy développement de Réfane parce que tamit dañoo bëgg inspirer confiance ay jeunes suñu nekkee di ndaw dañoo war a liggéey pour que mag ñi war leen bàyyi xel xam ne ñii kët ëllëg seenam xel war a dal ci ëllëgu Réfane wax dëgg si yàlla loolu bokk na ci li nga xamante ni ñu ngi ciy dox léegi nag li nga xamante ni moom lay presque tëjee mooy di woo ñëpp di talal sama loxo ñëpp ñoo xamante ne nii wax dëgg si yàlla ay jeunes muñu di talal loxo ñi nga xamante ne nii mooy bonne volonté yi la diaspora di woo Réfane gépp maa leen di woo étudiants yi di wax tamit ne wax dëgg si yàlla tey jii nii képp koo xamante ni étudiant nga foo manti nekk dégg li nga xamante ne nii mooy voix bii nii na nga fexe la tout ñëw parce que tamit ñëpp ci la ñu bokk léegi nag bu ci ñëpp ñoo bokk
ñu ngi woo bonne volonté yi ñu ñëw jàpp parce que AER wax dëgg si yàlla comme ni ma ko waxee mu ngi souffrir bu baax a baax te tamit am na noo xamante ni noonu lay demee appartement mën na ci tëj ay problème yu bari mën na ci te appartement xam ne ñu bari que bu tëjee dina am ñoo xam ne dinañuy mébaat seen i bagage ñibbi fa nga xamante ne ni moo Refane te wax dëgg si yàlla loolu yaakaar naa ne ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di ay bonne volonté ci biir Refane loolu duñu ko seetaan te wax dëgg si yàlla en tout cas daal li nga xamante ne nii moom lay tëjee muy Angola mooy AER mu ngi ci li nga xamante ne nii ay difficultés yoo xamante ne metti na lool ba jéggi dayoo donc ñu ngi leen ci woo pour que wax dëgg si yàlla mu redressé wu donte wax dëgg si aussi tamit mënuñu wax ba pare sans remercier li nga xamante ne nii mooy acte yi nga xam ne nii mairie mu ngi koy dawal waxuñu ko pour dara mais nag aussi tamit nit ki bu la defalee dara da nga koy gërëm mairie mu ngi def lépp lu mu mën mais nag aussi tamit ñu ngi ci waat ñëpp encore une deuxième fois pour que ñu ñëw jàpp si ndax tamit wax dëgg soxla nañ seen ndimbal. waaw li nga xamante ne ni tey ji moom la ñuy tëjee d'abord di sant di gërëm waa Refane TV kontaan naa ci seen taxawaay ndax tamit lii la AER dañu ko war a médiatiser ñëpp jot si parce que nekk na structure boo xamante ne ni vraiment war na jàpp ci li nga xamante ne nii mooy war na contribuer ci développement Refane te mu ngi ciy commencé ci étudiants yi ak élèves yi léegi nag vraiment ñu ngi leen di gërëm man yàgg naa ne di leen suivre presque ba ma jour ba nga xamante ne xam naa ne Refane TV existé na ci la dugg abonné ba pare daal di aimé lépp loo xamante ne dañ koy dugal loolu lépp vidéo yi ñu ngi koy gis donc rafet na di leen ñaanal yal na yàlla def vraiment mu nekk site boo xamante ne ba doon télévision boo xam ne c'est officiel yàlla mën na loolu yàlla na ko def ci barki Muhammad ndax tamit liggéey bi am na solo li ngeen di def nii bu leen ko xeeb yéen a ngi contribuer bu baax a baax ci développement Refane waaw étudiants yi li nga xamante ni moom lay tëjee ak ñoom mooy maa ngi leen di woo ñun booloo doon benn bokk ndey bokk baay ndax wax dëgg si yàlla loolu rek moo ñu war a mën a permettre loolu rek moo ñu dimbali ñu mën a am li nga xamante ni moom lañ bëgg parce que mbooloo mooy doole am léegi daal vraiment di gërëm ñi nga xamante ni mooy bureau bi nga xamante ni ñoom laa àndal ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey ji surtout nga xam ne ni mooy Omar Kane accompagné na ma Aliou mu ngi nii ak ñi nga xam ne bëggoon nañu ñëw te ñëwuñu ak ndax yéex a yéeg beeg ñoom seen en tout cas daal maa ngi gërëm toute l'équipe bi nga xam ne moom laa àndal di gërëm waa AER ñëpp ñi nga xamante ni aussi di leen masawu ndax tamit wax dëgg xaw na metti conditions yi nga xam moom la ñu dund mais nag yàlla baax na yàlla dolli sutura di leen wax ne bu soobee yàlla comme ni ma leen ko waxee maa leen di assurer que ne am nañu équipe boo xamante ne c'est une équipe type digne te incha allah dina leen représenter dignement aussi ndax tamit loolu rek moo am solo loolu mooy suñu ambition di wax tamit di sàkku ñaan ci ñëpp di leen talal suñu loxo ngeen ñaanal ñu li nga xamante mooy suñu mébét ci AER yàlla mottali ko waaw muy oustaz Abdou Faye moom la war a njëkk di nuyu waa ñi nga xam mooy kilifa diine yi nekk biir Refane ak kilifa aada yi nga xamante ne nii ñoo fi nekk di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci li nga xamante ne nii képp koo xamante ne yaa ngi contribuer ci développement Refane ñu ngi lay gërëm di la kontaane parce que ñun loolu rek moo ñu ñor Refane moo ñu ñor vraiment loolu moo tax tamit ñu gën a am ambition pour dugg ci li nga xamante ne mooy AER maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Pour voir tous nos vidéos, abonnez-vous sur notre page YouTube et Facebook Refane TV. Pour abonner à notre page Facebook, cliquez sur le bouton j'aime, puis appuyez sur le menu voir en premier pour recevoir toutes nouvelles publications. Pour abonner à notre page YouTube, cliquez sur le bouton abonner, puis appuyez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos.